asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu àdduna sépp du nuyu képp koo xam ne africain nga di doomu sénégalais du nuyu spécialement doomi Bawol yépp di ñëw nag tey di am sunu live bu ñuy def en direct sur Facebook di am yu ñuy leeral am ay dénonciation yu ñuy def su suñu dëkk bii di Touba ak Mbacké. ñoo ngi sant nag suñu sëriñ Saliou Mbacké bu baax a baax di ko sant di ko gërëm di sant le khalife général des Mourides sëriñ Mountakha Bachir di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér te lépp lu mu bëgg si liggéey sëriñ Touba mu yeggale ko jàmm lépp lu fi naan mu yeggale ko jàmm ndax kat baam yu baax yi fi jaarul amoon nañ ci moom yaakaar magam yu baax yi fi jaar am nañ ci moom yaakaar ñun taalibe sëriñ Touba yi am nañ ci moom yaakaar si Mountakha Bachir ndax kat li ñu fekkee ak li ñu fekkewut mësuñoo dégg lu fi sëriñ Mountakha Bachir daf loo xam ne dëppoo dëgg mësuñoo gisit lu fi sëriñ Mountakha daf loo xam ne dëppoo dëgg lislaam kon ñoo ngi sant bu baax day sagu murit di sagu murit yëpp di sagu lislaam di sant nag kilifa yi diine yëpp nga xam ne nii ñoo ngi suñu réew mi di Sénégal ak tarixa bu manti nekk di remercier tamit le président de la République Macky Sall parce que nit tamit ne faut pas diingat rek pour bëgg a diingat bëgg a contre rek pour contre parce que def na geste boo xam ne nii semaine yu ñu génn bi ñu génn digganteem le premier ministre canadien bi mu ko proposé affaire homosexualité yi ni mu ko tontu ñun ñëpp dégg nañ ko kon loolu dañ siy sant bu baax a baax di ko remercier te it xamal na ko ne ko suñu société nanguwul loolu te it loolu tricherie amu fi parce que daf ko wax ci média la ko wax te day dem ci monde bi yëpp kon le président Macky Sall ñu ngi koy sant bu baax di sant le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ndax ñu constaté nañ bi ñu commencé faire live ba léegi ni seetlu nañ ne am na évolution yu bari yu am ci santé diggante Touba ak Mbacké ci wàll yépp nag loo xam ne ni yëg nañ ko suñu bopp bërki dem rek maa ngi koy jéem a jot mais dañ ma xamal ne dafa demoon Bamako kon loolu it wax dëgg yàlla ñu koy sant bu baax li ma koy wax rek moom it ministre de la santé fi jaar yépp li mu def Touba amul benn ministre de la santé bu ko fi mas a def ça c'est des faits il faut que ñu remercier ko nit bu defee lu baax dañ koy wax waaye nag bëgg nañ mu lijjanti ñu suñu dëkk bi bu baax a baax ba diggante Touba ak Mbacké ak région Diourbel ak Sénégal gépp sax waaye Touba ak Mbacké mu da cee gën a garaaw parce que ay délinquants financiers ñoo fa nekk kooku dinaa si ñëwaat bu baax a baax di sant bépp kilifa diine boo xam ne mi ngi Touba ñoo ngi leen sant bu baax a baax a baax dégg naa nag sunu hôpital bi moom pexe yu ne ñu ngi koy def waaye ñun dañuy santal Serigne Touba pexe bu nit def ci baatin sant nañ Serigne Touba ndax am na kilifa ñu sëriñ bi boole loon ñoo xam ne nii ndax àddina kat lépp ay siru la te siru yooyu Serigne Touba baax nañ ko bu baax a baax a baax loolu nag dana am tuuti ñu ma ci lim rek di sant Serigne Makhtar Sylla bu baax a baax a baax sët Serigne Touba la di doomi Soxna Kunta Mbacké Serigne Touba xam ne waajuram ñu nekk jigéen la waaye kon daata alaaji Serigne Alaaji Baar ni xalifa général moom mooy ni xalifa général des Mourides nekkoon sama wóllëre sama xarit ma nekk si benn rek loo xam ne nii jëflante na ko man ndax sama wóllëre la am na bis sax ki naa docteur Amadou Guèye Diouf daje naa fa ak moom lu wóllëreem la woon docteur Amadou Guèye Diouf moomu nekkoon na directeur hôpital Fawzeyni moom it si ñëw Soran xeex si la bokk Soran ko xeex ba génn ko foofu loolu it ma yëgalaale leen ko docteur Amadou Guèye Diouf ku baax maa ngi fàttali en 1997 98 ndongay tarbiya yi daan daanu xel kom man benn bis laa mas a gis
benn xale boo xam dafa daane xel ko weekend samedi mu war a dem weekend mu daan am fracture fémur keroog moo toppatoo xale bi ndax boobu moom am nay notion ci orthopédie moo toppatoo xale bi tabax ko foofu ci hôpital bi ba keroog bi mu dem weekend 3 heures du matin la jóge fii loolu Pastef liggéey Sëñ Tuubaa la kon docteur Ahmadou Gueye ñu ngi koy sant bu baax te it ñun suñu formation bu ñu demee tey jii xam-xam bu ñu nit ñi di yëm si ñun moom moo ko njëkk a def si ñun waaw Ahmadou Gueye Diouf ñoo ngi koy sant bu baax muy docteur Gueye Diouf moom nit ku baax la Massa Fada yi moom Sëñ Maxtaar Sylla Sëñ Maxtaar Sylla daf na moom mun njaay mun na ko Mbàkke mu ne ma Sëñ Tuubaa ba fi nekk magum jëmm la waaw moom bokk na Sëñ Tuubaa yoo xam ne nii bi Sëñ Tuubaa nekk magum jëmm la dafa dëgër mu ne ma ku tedd ki nii la meloon nii la li doon jëflante bu daan julli timis ba pare yii ñaan la daan def moom aussi Maxtaar Sylla moom ko wax de mu ne mën njee lu àdduna yàgg ñaan yi ma lay jox nii lu àdduna yàgg dee ko doxal ndax kii ku si ku tedd ki laa ko jële kon Sëñ Maxtaar Sylla xalifa bu fi ne Sëñ Fallou Sylla te mu nekkoon Xelkom Sëñ Maxtaar Sylla ñoo koy sant ba di ñaan suñu borom yokk ay leeram gën koo xar ci àjjana gën a kawe ndax lim ñu joxoon ñu ngi koy jëfandikoo ñu ngi koy gën a jëfandikoo fi mu toll nii moom ñu ngi koy sant bu baax a baax Sëñ Maxtaar Sylla di sant sëriñ Cheikh May Kabir moom doomi soxna May Kabir la woon mu ngi dëkkoon ci ginnaaw daari kaamil sa càmmoñ moom sama wëllëre la woon wax dëgg yàlla li ma doon joxit maa koy jëfandikoo bu baax di sant sëriñ Cheikh Lo Ngaabu bu baax a baax moom it fa ma jaar ak moom at na sëpp xam nañ ko sama sëriñ la sama wëllëre la moom it fa mu jaar ak man xam naa ko ba léegi maa ngi ko gis di sant sëriñ Góora Tin bu baax a baax bu Mbàkke moom it fi mu jaar ak man xam naa ko maa ngi koy yëg bu baax a baax lii rek pour wan na leen hôpital seen bagage yooyu ngeen di def di dem ba Tamba fu ni ngeen koy dama bëgg ngeen toog noppal te xam ne ñu li ñu war a dénoncé allah kulli haal dañ koy dénoncé te it ngeen gën di dafi bagage ñu gën di yees di gën di sant Serigne Saliou Mbacke kon saa ba ngeen toog ak jubadi Serigne Saliou du ci faral kenn ak jubadi Serigne Saliou Mbacke du ci faral kenn dëgg rek moo wóor Cheikh Abdoulaye Mbacke daan wax ne nekk ci dëgg mu neex ak mu naq moom la ñëpp war a yemal ndax li bi jur a gën kon mënoo nekk ci ak càcc nekk ci ak jubadi di def ay détournement de deniers publics ku wax nga ne da nga koy xëram ku wax nga ne da nga koy yóbbu ci yoon nangam te nag li may wax ak yéen lépp 15% laa ci génnegul 75 li ma ci dese man na 85% yooyu nag état bu nekk ak la mu laaj ci ak fu manti doon te maa ngi ñaan wax hôpital ñu fay liggéeyee dee leen wut ay avocat àddina moo weesu foofu di dox sans avocat même bu doon juróomi nit sax ñi dajaloo wut avocat weeru jot ngeen koy fay leen koy fay doon dara ngeen koy wut parce que bu ngeen dee jëflante ak ay bandits de classe exceptionnelle di ngeen wut ay avocat di xam fi ngeen di teg am na ñoo xam ne wut nañu avocat fi am na ñoo ay pôle avocat ñoo nekk seen ginnaaw fi mu toll ku leen laal fi mu toll gis ko madame Diouf bi fi newoon Ramatoulaye Wade mi ngi dem ak ñoom si yoon te renforcer nañ koy avocat loolu lépp pour te dire que àddina moo weesu ko ay bandi ngeen amal affaire kon wut leen avocat bu baax a baax loolu maa ay conseils yu ma leen jox la parce que àddina moo weesu foofu daal te yooyu du dara jërul ragal fexeel ba fu ñu la wooye ne la lii yaa ko wax nga ne maa ko wax man na mën jaay lii may wax nii vidéo bu ma tàmbali ba luñ ma ci mën na maa wax lii te boobaa danaa génne yeneen sax yoo xam ne nii foofa la laaj ñu génne ko avec le temps lépp dina lay incha allah rabbi kon ma jógee foofu ma ñëw si association ànd soppi ndoxu Mbàkke te El Hadj Mabé Ndiaye jiite ko loolu nag ñuy waajal samedi le 22 février journée de prière boo xam ne nga def ci terrain gaar bi ndax Mbàkke dafa laaj ne wàcc fay kaamil jàng fay alxuraan jàng fay xasida daf fay salaatu ala nabi daf fay berne pour dëkk bi am ak coppeeku te Serigne Saliou Mbacke di ko xam ne lu mbir jafe-jafe bu daan am wala muy toog ba si yàgg tawut wala dëkk am na demee alxuraan la daan woo di ko jàngaloo ko dëkk bi soppeeku kon it Mbacke le 22 février ñu ngi ci woo képp koo xam jàng xasida la nga dëkk biir Mbacke le 22 février na leen fekk ci terrain gaar bi incha allah kenn ku nekk barkeelu la nga war a barkeelu incha allah dañ fa lewatal ay nag danañ fa def ay xéwal yu sound bound dana fa am danañ fa jàng alxuraan xasida lépp dana fa am lépp dana mat incha allah rabbi kon ñoo ngi woo ñëpp
le 22 février sa terrain gaal di ñëw si rek di sunu liggéey bi ànd sotti ndox Mbàkke yuuxu ñu si doon yuuxu gars yi fekk nañ si mooy waa Sen'Eau waa SONES waa SD ñi amaloon affaire yabal nañ fa seeni ingénieur ñëw nañ ci forage pour xool nu ñu filtrer ndox mi ak fer bi kon ñoom xam nañ ne ñoo nekkul ci dëgg xam nga bu ñu demee ba ñëw na dañuy filtrer ndox mi génn salté teg ko fële filtrer fer bi génn teg ko fële kon xam nañ ne ñun li ñu wax dëgg la c'est-à-dire wax lu dul dëgg si boppam lislaam ko njëkk a bañ yoonu sallallahu alayhi wasallam boo dikk na ko jullit mën naa def lu ne man nee na jullit mën naa def lu ne tuub taw ba dina sox li Sëñ Tuubaa bi ne astafirullah lazim atub ilayhi min sawa'il huyo sa en doo bi ak waji la mi fidal mu jumlati mën a tubtaloo jumlati chaque mal kabe damay yooyu Sëñ Tuubaa ko bind loolu pour ñu tuub la waaye nag dafa jullit du fen ab jullit du fen moo tax ñun lii ñu wax kulli àll luñ ci mën di wax it dañu assumer suñu responsabilité xam ne dëgg wér kéng la kon dëgg la ñuy wax ci la ñuy dox kon waa Sen'Eau ñëw nañ xool ndox mi nee nañ daal léegi xam nañ ne ndox mi dafa am problème danañ ko toppatoo ñu may leen 15 jours balaa màggal daal lépp dana soppe kon xeex boobu ñu ngi ci gañee waaye nag fekk defuñu ko ñoo lànk bañ a fay facture fay ñu facture tey fay ñu facture ëllëg parce que mën naa nekk waxi naq sa nagal rek seeni wax ñëw dem mais daal fekk defuñu ndox mi ba ndox mi leer da ngeen xam ne duñ fay facture tey duñ fay facture ëllëg loolu moom moom dugg seen bopp leer nañ xeex bi bañ ñu ci dara parce que nit boo koy jaay signé ak moom na ko dama lay jaay ndox eau potable nga ne ko naa la fay sa xaalis bu la joxatul eau potable am nga droit ne ko dama la fay dara kon loolu mooy dëgg kon ñoo lànk bañ a fay ndox kon rendez-vous le 22 février si Sénégal bi si journée prière bi képp koo xam ne sëriñ daara ngay na nga ñëw suñ daara bu fa ñëwit indi sa mbooloo boo jàng fa dana am lu warloo yow képp koo xam jàng ko xës de nekk ci dëkk bi it na nga ñëw ndax Mbàkke c'est le Mbàkke ki gañ kon côté boobu ñu ngi leen sant bu baax a baax kon bu ñu jógee foofu ñu ñëw si district Jéemul tey district Jéemul lay commencé district Jéemul te Mamadou Dieng jiite ko man bi ma yëgee ne district Jéemul parce que district Jéemul amul benn avancement bañ ko tabaxee bees ba léegi amul bloc opératoire amul dara ka fa nekk daal dawali oto yi rafet portable yi cher yooyu la concurrence personnel am sax gisuñu dara la fa nekk moo koy lekk parce que formation sura la nit ku nekk li nga nàmp rek loolu nga kon moom na nga xam ne population Touba sant ñu ko personnel am sant ñu ko mooy docteur Mamadou Dieng te dégg naa ne comité de santé bi Saliou Ndaw bi nga xam ne nii mooy SSE bu Ndaamaatu mooy président comité de santé bi ça c'est des tu sais que c'est les trois veillards dans l'affaire Saliou Ndaw docteur Moustapha Dieng docteur Moustapha Soin ça c'est les trois voleurs rax si seen gynécologue muy docteur Aliou Diop ñooñu ñoo perturbé système sanitaire ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr Saliou Ndaw bokkutul système bi retraité na parce que moom mooy sàccal gars yi moo xam système bi muy volé léegi nag Aliou Diop Mamadou Dieng docteur Moustapha Sow ñii dañoo bëgg demande sociale la dañoo bëgg nga affecté leen génne leen région parce que sonal nañ Touba sonal nañ Sëñ Touba sonal nañ taalibe Sëñ Touba te li ñu leen wax lu leer nañ la te bu la neexee nga vérifier ko dem trésor public trésor bi nekk Mbàkke nga xool seen fonctionnement ñëw seen hôpital xool seen fonctionnement Moustapha Sow am blanchiment d'argent lay def parce que bu ñëwee ne hôpital bi damay tabax nangam loolu mooy blanchiment d'argent xeetu blanchiment d'argent la def naa fi 100 millions te fekk na 14 millions nga def ci tabax yi kon tabax yooyu tabaxu ngir hôpital tabaxu ngir population da koy tabax ngir xeetu blanchiment d'argent la district Xelkom nga ñëw district Xelkom centre de santé moom mooy médecin chef centre de santé Xelkom médecin chef boo xam ne da nga toog 3 ans doo jaar ci centre de santé bu budget bi ñëwee nga lekk carburant bu dikkee nga dem ba njaareem am na station bu la koy jox foofu xaalis nga dugal sa poche ñamal ci docteur Dieng comme mooy médecin chef district bi ak Saliou triant yooyu la wër
médicaments yi nga def ko centrale d'achat bu jéemul jaay ko def ko xaalis ngeen seddoo encore léegi nag ndongo yi nga xam ne ñooy rëcc di ñëw ci hôpital ba foofu ñuy pavillon ci hôpital bi loolu ba tey hôpital bee ko jël en charge encore du duggee gën si biti xel comme ne hôpital bee ko jël en charge encore kon vraiment ñii demande sociale la pour ñu auditer leen pas yabal ngeen fa inspecteur d'état dëgg la te it hôpital Ndamatou niveau 2 bi mu nekk c'est grâce à nous oui parce que bu ñu leen bàyyi woon établissement public de santé hospitalier niveau 1 bi nekk dana fa nekk du fa jóg ba ngay retraité mais niveau 2 bi nekk yu génne chiffres yi ngeen xam ne ministère de la santé xam ne chiffres yi moo tax ngeen daw res dugal 1 milliard nangam ngeen dugal hôpital mën a ekk niveau 2 c'est grâce à nous. Saliou Ndao wax na ko réunion ICP yi ne la hôpital dem niveau 2 mais biir hôpital Ndamatou waxu leen ko biir hôpital ba personnel ba nekk sax xamuñu ko ndax nee nañ non dégg naa ci kenn mu ne non bu ñu ko waxee day mel ni mën jaay waxam jee tax hôpital nekk niveau 2 man li may lijjanti lii lu minime la ci dérangé wu ma sax te it dama leen wax ci commencement ba rek xeetu loolu dégg naa xeetu guerre bu ne maa ngi koy dégg mais man maa ngi sant Serigne Saliou Mbacké soxlawu ma xool 1 milliard sax soxla ma ko man lii may def ni mbégte mi ma ci am di si sëñ Tuubaa moo ma dàqal ay milliards ku ma si jéem a guerre wala nga jéem a dara dinaa la weer ci penc bi te loolu je pèse bien mais moom barki Serigne Saliou Mbacké parce que soxla ma ko man nit ñi fi mu toll àddina fi mu toll mooy nit ñi alalal tey ban lañu soxla alal du leew nit ñi moom ni weesu nañ ko la ci kanam alalal tey ban nit ñi soxla waaw amul njariñ xam nga ne Moustapha Sourang ko waxoon na ko bis dana ñëw nga rëppeelu dégg naa day mi ngi menacé ay infirmier ñaari infirmier quoi ne leen waa man ngeen di gone dama sóoru du dara il est impuissant je pèse mais moom Moustapha Sourang moom du dara fii yàlla da ngay karim damaa bëgg ngeen xam ne il faut ngeen delluwaat si sunu borom doomu aadama koo xam ne ni ban lañ ko defaree comme yéen kooku nan lay tax il est puissant ku ma kii ma toroxal la ku ma kii ma liggéey la mystique bien ko réglé du dara mystique am yooyu périmé na c'est vrai que am na ñoo xam ne moo leen liquidé ku mel ne Malick Sarr bi ne woon région médicale docteur Malick Sarr yéen ñëpp xam nga médecin chef régional moom moo ko liquidé mystiquement et ba pare def coalition ak médecins yi chef yi nekk ci région bi Diourbel ak Bambey ak Mbacké ak Touba daf ko la dem Serigne Saliou yàq ko waxal ko fa loo xam ba Serigne bëggatu koo gis ba pare moo ko lijjanti mystiquement moo ko liquidé te kooku maara bi ko defal mystique boobu soriwul hôpital boobu mën naa la yóbbu bañ ne la maara bee ma ko wax génnal ma ay paramètres te loolu yàgg na bi ma koy léegi mat 15 ans li moo ko liquidé Malick Sarr moo ko liquidé mystiquement physiquement moralement moo ko yàq mais nag dama la bëgg a xam ne yooyu périmé na yooyu muy def na périmé na c'est la fin de règne nag film bi jeex na il faut que bandi yi dee bandi yi nag mooy Moustapha Sourang Mamadou Dieng Saliou Ndao docteur Alioune Diop Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi lay xamal ne demande sociale nga affecté ñu Moustapha Sourang Mamadou Dieng médecin chef district Diemoul Saliou Ndao SSG ba pare président comité de santé district Diemoul ak Alioune Diop gynécologue obstétricien bi nekk Ndamatou xam ne day wër ci xar matt mel ni ku ko téyatul te naa leen indi salaire yi luy am Ndamatou tey naa fi indi salaire du tàng yoo xam ne ko dégg yaakaar naa ne boo mel hôpital mutinerie sa affaire ñi dañu yab nit ñi bit sa xel comme baa ngi nii lépp solo ka nga naaj carburant bi garab yi tout Sésame nag ma digg leen si plan Sésame bi ma leen wax nii 2006 wala 2007 la Sésame tàmbali